xamoo Lamine bu barkeel ku ko moom kon nag nañu ñaan yàlla rek comme nag ñaan mooy ngannaayu jullit mi ngi noonu monsieur Thiam intendant moom itamit nekk fii ci kër gi daan noonu di def immobilier bés bu ne waaye tey dafa mel ni immobilier dafay tabaxal Papa Thione li nga xamante ni moom moo di genn ginnaawam ñoo ngi li ziar di la nuyu bu baax a baax di nuyu di la delloo nuyu di nuyu bépp sénégalais bu ñuy seetaan di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di bokk ak yéen tiis wi ak naqar wi ni ko sénégalais yëpp bokkee waaye di jaalit sama bopp di jaal sama njaboot ndax démb sama soxna moom it dafa ñàkk nijaayam nouvelle boobu yeeñu ci suba teel ba tax ne sax yeex naa yéeg sax man lii ba nga may woo yow yaa ngi mu fekk aussi sama rakk di tudd ñaari xew-xew yu jaxasoo mu wane ne àdduna bànneex la ak naqar lii nag duñ ko jëlee naqar ndax jullit du am naqar day am tiis ndax yàlla moo indi woon moo jël ki ñu ñàkk nag mënatuñoo waxaat ci moom nit ñi waxul depuis démb ba léegi mu nekk jullit au-delà de li mu doon def ci aar ndax nit ku nekk li nekk ci yow rek mooy feeñ ci sa liggéey li ngay def lu ne rek la nga xam ne ni moo ancré ci yow daf ciy déteindre te amul benn woy bu mës a woy te saful yàlla dëgg la te saful diine dëgg la saful dellu ci boromam saful ndeysaan ndax c'était quelqu'un de très mélancolique te foo fekk ñaareel ku mélancolique xamal ne ku sentimental la nit koo xam ne nii nitu xol la woyu Thione Seck dafa amoon ndeysaan kenn mus koo déglu te sa yaram dawul dëgg la moom la tribune mi ngi wax naan Bougane ak Wally ñàkk nañ un conseiller sage je dirais non c'est le Sénégal qui a perdu un conseiller ndax conseiller na ñëpp ci àdduna yéen a ngi fàttaliku France ba mu woyee France immigré man je suis un fils d'immigré son papa dafa immigré en 1962 mu juddoo Abidjan ci biir guerre bi ci biir couvre-feu bi toog naa sama néeg benn jour Thione Seck jooyloo ma billaahi li la ilaha ba muy woy immigré di wax naan da ngay juddoo Sénégal tam ma dund Sénégal xamoo lu dul Sénégal nga màgg te ràññee bàyyi ndey ak bàyyi daal di génn dajale loo passé mu ne soo ko amoon nga burle gaal mu ngi anticiper ci li xew nii ci jamono ji ci fin bi muy yedd sénégalais yi nekk bitim réew leen su ngeen fa nekkee te leen fàttaliku fa ngeen jóge seen doom yi leen di indi vacances ñuy ñëw dëgg la na ngeen fexe lu ngeen am fii na ngeen bu leen fàtte si ginnaaw donc c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à dellu si doomu adama yi te turam sax dafa symbolique ndax Thione ku xam li muy firi ci olof asma Thione mooy li nekk ci kanam mooy lu nekk ci kanam Thione soo déggee ci lébu yi naan coonu gaal mooy kanamu gaal ga waaw donc coonu gaal gii ñu nekk muy Sénégal dem na ci yàlla waaw waaye nag demul ndax bàyyi na fi ak kàddu yoo xam ne ni saa su ne mën nañ ko jëriñoo di ko jëriñoo mu mel ni moom marqué na ñëpp ku ne defar na la ñëpp rawatina tam presse culturelle bi nga xamante ne nekkoon na way jur ci ñoom ñëpp ma leen yi jaale jëkkee ko rek ci njiit li di ki nga xamante ne tey moo di Ndaté Diop moom moo nekk président bi ñuy rek di ko jaale di jaale waat également mbokku Sénégal yëpp Grand Thiam. waaw il faut rappeler que aussi Pape Thione suñ ko fàttewul en 1976 foire CICES bii nii moo ko ubbi foire de Dakar bii nii moo ko inauguré ñu bëri nag xëy na dañ koy fàtte parce que bon yàgg na boobu man maa ngi am 1 an donc en 1976 moo inauguré fii nekkoon nitu sutura aussi parce que bul fàtte ne bi mu nekkee orchestre Baobab ba mu fa jógee parce que moom c'était quelqu'un de très généreux woy bii tey ñuy wax Chéri Coco ba Amira reprendre ko Pape Djibi ñu xamee ko gën ko xamee ci Pape Djibi moom moo ko bind Thione Seck ko bind moo ko njëkk interprété ko orchestre Baobab ba mu fa jógee dem defi carrière solo Pape Djibi ba remplacé ko fa ci la woy bi continuer foofu moom nee na jamono yooyu def na benn interview ak Salo Bigué sunu mag qu'on salue au passage mu naan ko musuma toog fenn wax ko xoolal générosité bopp
woy boobu dem mu ne jamono yi xaw ma sax luy droit d'auteur xaw ma ko waaw parce que c'est quelqu'un en fait qui avait le cœur plutôt sur la main voilà donc loolu bokk na aussi ci qualité nit ki dem mu am aussi ay tegtal yu bëri yu ko gunge 66 ans bi mu demee weer bi mu demee nga xam ne weeru sell la weeru yàlla la weeru yërmande la moom daal yàlla bu ko cat jiitu allahuma min ci bàmmeelam mi ngi noonu Mame Boye Diao moom itam seddeel na ko jukkil nañu ay kàddu yoo xamante ni ngir rafetal dundu kii di Pape Thione Ballago Seck yal na xippee aljana kon nag di masawu encore une fois ñëpp Louisa Diandji dafa mel ni Pape Thione bett na ku ne de bett na ñëpp absolument absolument am na ku doon wax la mort doit être un beau voyage car personne n'en est revenu ñu jàpp ne rek ne nit ki da ngay def mission sur terre sa mission bu jeexee faw nga dem donc du coup c'est ça moom il a la chance d'être un artiste di way di poser sa voix sur des œuvres yoo xamante ne ak ay références yoo xamante ne affaires yoo xam ne daf ñuy topp car un artiste il émeut day projeter day définir day décrire te loolu yëpp message yoo xamante ne bàyyil nañu ko fi te nii lii rek la ñu am nit ku fi jugee nit ñi liñ ko xamal ci lu baax ñu wax ko pour nit ñi mën cee jël continuer ñoom tamit cette mission donc du coup nit ki amul lu mission booy def et l'essentiel nous pouvons quand même dire que il a réussi sa mission parce que dem na te ku ci nekk li nga xamante ne moom la doon def muy way ñu ngi ciy jël ay kàddu di ki fàttali ñun tamit suñu dund donc du coup loolu rek lii rek lañ fi am justement Papa Thiam moom dafa mel ni moom Papa Thione dafa xamoon àddina bay xamle àddina nit ñi te loolu la ñuy soxla kilifa ci kër tout à fait soxna si parce que daf ko waxoon moom ba mu ñëwee rek la woon fu mu jëm dafa ne woy bu digleewul yeetewul ay naxe la Thione Seck woy na accident yi xew nii ci tali bi wax na ko daw ndànk dal ndànk daw bu baax dal bu baax te boobu autorité yi amagul géej bi xoolal li mu woy ci immigré bi muy wax naan xale yi dañuy wut paas suñu amul jël gaal c'était prémonitoire dafa nekkoon nit koo xam ne nii li nekkoon ci moom li doon nelaw ci moom dafa transcender ay génération dafa transcender ay génération Thione Seck mag ñi nga xam ne nii c'était dans les années 70 il a bercé leur enfance wala seen adolescence ñi dugg ci la tranche de 80 et quelques jëm kaw ñoom it xam nañ Thione Seck bi mu demee aussi ba jamono ba musique bi daanaka nekk plus de l'ambiance mu innové indi Mathieu ku nekk fàttaliku na Mathieu dans nos années de lycée nous mais ça fait danser tout le monde ça a montré une autre facette de Thione Seck nga xam ne c'est un artiste multidimensionnel avant penc mi di xew c'était au Sahel fii ku nekk fàttaliku na ko mu daan kii mais c'était des soirées yoo xam ne ni kenn on était encore élèves on était à Delafosse donc lu bëri jaar na fi te bokk na ci ay vœux yu mujj parce que Thione c'était un rassembleur vœux yi mujj yi mu mujj a def ci ay bëgg-bëggam yu mujj dafa ne su sañoon njabootam gi ñëpp te su ne njabootam gi mooy ñoom Assane ñoom Mapenda ñoom Ousmane ñoom ñëpp ñu takku nekk benn topp ci ginnaawam nee na loolu la bëggoon doon benn say waaw benn say nee na papaam daf ko ñaanaloon daf ko waxoon ne ko na nga yaatal sa ginnaaw ndax sama doom benn doom bu ma jur du la sut comme nag kenn du la sut kenn du la jiitu ñaatal sa ginnaaw nga mën a boot ñëpp donc c'est un vœu qu'il a laissé et aussi œuvre bi nga xam ne daf ko tàmbali ndax ku dee rek bàyyi fi mbébét ba mel noonu la demee ku dee rek bàyyi fi mbébét ndax dee day bettee 966 clip la prévoiroon def danaa fekk 64 rek la def daanaka asakaw li mu bëggoon a def sax defagu ko donc aujourd'hui bàyyi na fi benn liggéey bu mag à sa progéniture notamment Wally Seck te xale boobu ku ko xam ne c'est un fonceur borom jom la je pense qu'il va relever le défi de son père justement parce que mérite bi il gagnerait c'est-à-dire beaucoup à faire à relever ce défi là jamono ji de mooy bàyyi kër gi justement jamono ji mooy bàyyi kër gi justement ba pare album posthume sax mooy li ñuy wax ni mooy projet CEDEAO bi artistes yu bëri dañuy faral di ko am après seen ginnaaw Johnny Hallyday tout récemment rek génneen nañ ko fi album posthume et autres donc yàlla na yàlla woyofal Wally mu mën ko jekkali rek ci lu gaaw rafet na ci loolu sax kon nag yàlla na yàlla mottali la ca des te suñu yaay ji ñàkk borom kër
ci soxna dafa métti tenju dafa métti te il faut que nga dikk ci ak ñun ci lii di aada ak cosaan ndax dafay baax bayloo ko ak maman Aïcha tantôt bu ko defee nit ñi xam li ci sëy ndaxte boo waxtaanee tenju rek di ñun gune yi dinañ bàyyi xel bu baax a baax lan mooy wareefu sëy ak wareefu seet ci biir kër c'est très important on oublie l'essentiel souvent mais la mort nous le rappelle toutefois dogguma la foofu ci li nga waxee nii da nga ko laal sax te xamoo ko sëy boobu noonu bi mu duggee orchestre Baobab moom la njëkk a woy ci disque kii boo xam ne ni c'était un tube qui lui a valu le premier disque d'or sëy boobu noonu moo ko jox disque d'or disque d'or boobu nee na Baaba Maal la ko mujj mayaat ci plateau boo xam ne nii mu yëkkati ko mu ne tey soo demee ci saalu Baaba Maal di nga ko fa fekk donc générosité boobu ngay wax et puis aller à l'essentiel parce que sëy mooy famille c'est la plus petite cellule de la société ay famille yu bëri ñoo constitué société sénégalaise bi donc il a commencé par la famille li mu wéy jàgga voilà nee na ko di wéy sa baay di woy sa yaay neex na lool waaye wax ci say qualité say jikkoo ma ko gënal. xale yu bëri moo leen jàngal woy xale yu bëri ci seen famille dëgg la ay wootkat lañu ay noble lañu nag ci say askan wi ñu ci bëri moo leen dugal ci biir woy ba pare jàppale leen dimbali leen accompagner leen parce que ku ci mel ni tey jii wax ni ko sànq muy Assane Ndiaye Ousmane ñoo ñëpp wax dëgg yàlla Mapenda di ay rakam ba ci Kéba mi nga xam ne ni sax il était pas pressenti pour ça pour la chanson da doon aw mais dafa ne maa ko ne waajal ndeysaan waajal la si bopp yooyu léegi nga topp Ousmane dëgg la il a fait tout à fait donc dafa li mu amoon daf ko bokk ak njabootam c'est quelqu'un de très famille aujourd'hui aussi njabootam delloo nañ ko parce que souvent nit dina génn àdduna ñu soog laa gërëm pour ñu soog a ay ci yow mais de son vivant dafa gërëm Wally il a fait sur plusieurs plateaux il est fier d'avoir un fils comme Wally mais aussi Wally lui a rendu la monnaie de la pièce parce que Thione waxoon na ko doom bu màggee dina gërëm mbaa bu xarab Wally l'a dit su fekkente dama doon judduwaat bu judduwaat ci keneen ci Papa Thione lay juddoo je suis fier d'avoir un père comme lui donc loolu aussi c'est fort comme message papa ji gërëm doom ji gërëm yàlla na ngërëm loolu topp xale bi topp famille bi et que son dernier vœu qui constitue à réunir la famille parce que aussi loolu mooy famille mooy booloo di xàccandoo di dóorandoo yàlla na ko yàlla def pour may la place aux autres ñu ngi encore pour une fois de plus gërëm sénégalais yëpp ci témoignage bi mais di massawu Bougane mi nga xam ne ni mooy taaw ci kër gi parce qu'il a dit ne na sama doom la waaye di massawu Wally di massawu waajuram di sunu waajur yaay jaaga waaye di massawu sunu sœur moom yi ci dal gi ak tey gi ak tekk gi ak jàppale ji mu jàppale jëkkëram ci liggéey bi ci li mu yëg ak ci li mu yëgul su nekk rek séq na ak yow loo xam ne ni borom këram yëgu ko te vraiment ndaw la waaye ndaw lu am jom la ndaw lu am fit la parce que ki mu àndal aussi soo amul fit doo mën a ànd ak moom loolu ñu ngi ko ci sant aussi vraiment di sant Sénégal yëpp asma di leen sant vraiment c'est avec émotion qu'on va wax am na tamit benn facette boo xamante ne ci biir famille am soxnaam daanaka def te am yaakaar ne itam da koy wéyal ndax saa yooyu siwaan ci kër ga waxtu lekk booli la ñuy taaj mbana la ñuy teg te Thione da ko bëggoon loolu defe naa ne njaboot gi di ñaan yàlla rek ñu wéyal ko ndax luñ fa bàyyi la te ba pare mu nekk empreinte boo xam ne loolu ndeysaan wër nañ cee bay seen waar bu baax ndax joxe ñam dafa baax ci njaboot aussi il faut ñu jàppale njabootam ci li ñu bëgg te xam nañ ne seen waajur Covid bi ko yóbbu et en toute responsabilité ni ko sénégalais yi di defee di am kersawu feebar bi ñoom ils ont transcendé ça wax effectivement li ko yóbbu wax nit ñi aussi fu ñu war a yem ci njaal mi ak loolu mënta ñàkk nag waaye technologie aujourd'hui dafa développé bu baax te it ñu ngi koy ñaanal parce que dem gi nii ci mbas mi sunu borom ne woon nag képp ku ci dem da ngay dem deewu shahid martyr ngay doon yàlla na ko sunu borom yéege ci maqaama shahid boobu allahumma amiin yaa rabbi di leen jaajëfal bu baax a baax yaay booy li nga wax xel njott rafet na ci